ndeysaan ay ci jërëjëf Abdoulaye Diop mon ami mon frère Abdoulaye Diop maa ngi lay kontaane bu baax Yacine Pouy digital RFM ñu ngi suñu page Facebook RFM l'officiel ñu ngi lay kontaane ba auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu internet yi seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax seen journal des faits divers xalaas beneen numéro ak Mamadou Ndoye baan mi ci masque geeg verre yi baan ak Mamadou Mohamed Ndiaye baan maa ngi lay kontaane. maa ngi lay ziar sama waa ji maa ngi lay bëggee di ziar Ndiaye di ziar waa réew mi yëpp ma leen di ñaanal jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci biir kër yi def ko ci bërëbu liggéeykaay yi def ci réew mépp na ñëpp am jàmm na ñëpp am jàmm corona gi génne fii nit ñi mën a am jàmm. dëgg la waaw. ñu ziar de. waaw maa ngi lay bëggee bu baax de. maa ngi ziar Ndiaye. maa ngi delloo ziar Ababacar. lépp a ngi dox. waaw maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi nuyu inspecteur Ban. maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu également partenaires yi ñuy àndal ci xalaas. lu ci mel ne comptoir commercial de plomberie du Sénégal. lu ci mel ne sérum américain bii di Laris mais également beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas. moo di établissement waa Kër Serigne Touba Fallé frère yi fi indi vite fait yi. ci kanam tuuti dinaa doxal ci bagage yi. ay ci am na solo. ban loo indi. waaw li ma indi day tey dafa am benn artiste bu tudd lan Modou Ndiol. mooy ki ma doon wax sànq. waaw Modou Ndiol comme Modou Ndiol. Ndiol. ah. Modou Ndiol. séeréer la. ok. Modou Ndiol. waaw. livreur. waaw Modou Ndiol. waaw. defe naa livreur la. waaw. dafa am benn femme bu ñu contacté nii. waa ji dafa li ngeen di yër lu mu. yéen a ngi yër. yëruñu dara. dañuy waxtaan suñu. man ngeen di jëw. non lu Modou Ndiol mi def. waaw loolu waaye yow balaa ngay dem ci Modou Ndiol mi première dame démb dafa génn wax nga bokk ci gouvernement bi xanaa di nga ci sànni ay kàddu balaa ngay avancé. Modou Ndiol mi avant ñu ci dem kay. non première dame dama koy féliciter rek li mu def démb da koo yéex a def. réew mi sooy def lu baax da nga koy war di wane. yu ci bari nag yu mu wax yoo xam ne man mii mën naa ni seede laa ci. yow mii waaw man moom du ma ni kenn xamoo yonent baa ngi lay nuyu. te gisuma ko. depuis 2012 ak léegi ñi faju ci ay sénégalais mu jaarale ko ci man kenn xamul nu mu toll. ñi ci buntu rajo yeeg yu buntu télé yeeg yu ci baree bari ñoo xam ne wax dëgg yàlla ci man mii leen jaar ba faju ci ñoo xam ne dem nañ fi Tunisie faju ji dem ñëwaat faj seeni bët. loolu moom wax dëgg yàlla ba mu koy wax ma koy dégg dem moom j'étais vraiment fier parce que yàkkamti woon naa mu def communiqué ci loolu waaw la ci des nag yeneen yam wax nag moom intéressé wu mais waaye li jëm ci wàllum faju bi moom lu wér te wóor la ñu ngi ko ciy félicité bu baax a baax ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay. waaw yàlla en tant que yow Ndiaye en tant que première dame bu génnee wax pare peut-être am nga loo ci sànni parce que première dame quoi qu'on puisse dire c'est la première dame quand même. waaw mais d'accord mais. doomu aadama la wax na ko sax. soxla woon na communiquer. am na ci mbir yu mu nekk. am na lu desee leer ci boppu nit ñi am na lu ñu koy waxal. génn na def na ciy leeral. loolu kay xanaa peut-être ni mu ko defee rek. waaw man de loolu lay rafetlu ndax benn mooy bu fekkee da ngaa génn di wax en tant que première dame. say wax bariwul. nga génn waxi wolof déjà. def ko ak simplicité bi mu wane démb. waxuma nag ci fond beeg yooyu man maa ngi ci forme bi. simplicité bi mu wane démb. toog ci télévision nationale. leeral fa ay ponk. ñu bëri gën ko cee xam duñ def lu dul rafetlu ko rek. duñ def lu dul rafetlu ko déjà moom li ñu koy dégg bariwul. waaw rafetlu ko rek. en tout cas des na ku nekk ak sa jàng. dëgg la baan la mu wax ci fondation bee ko yitteel. ñeneen ñi xëy na li ñu waxoon ne daa dof ak daa feebar ko yitteel. ñeneen ku nekk ak ni nga ko jàngatee rek. mais nit daal boo amee cër bu teel war a toog ci kanam Sénégalais yi. kenn fayu la kenn forcé wu la. nga toog waxtaan ak ñoom. làkk wi nga jàpp ne lu bëri ci réew mi ñoom la ñu dégg. nga wax ci ak ñoom. bu ko neexoon toog tegalee tànkam. sol yéreem yu seer takk ay oram yu dul jeex. làkki tubaab jug dem. mais defu ko dafa xalaat man sama maam ja nekk ngaabu te déggul tubaab. xalaat maam yi baan ja nekk fële mu wax ak ñoom ci làkk bi ñu dégg bon li ci des na ku nekk ak voilà gis-gis ba nga tey am. en tout cas daal exemple la référence la ci jigéenu Sénégal wax dëgg yàlla képp kuy jigéenu Sénégal te bëgg lu baax démb soo ko gisee war ngaa kontaan
waaw man nag li ma ci intéressé mooy daal mooy ñi feebar te mu leen di faj. loolu man moom seede la loolu moom na ci gën a dollee góorgóorlu. waaw loolu moom vraiment moom bu fekkente ne moom mi ngi ñuy dégg. da ci dollee gën a góorgóorlu. waaw parce que àdduna loo am te amuk wér. day compliqué. te li ma ci gën a neex gi nga waajuram wu jigéen day déglu rajo. xalaas gii du ko raw. malade bu ñu jàllale fii. moom moo ko koy wax. man des fois première dame woo ma ni ma sama yaay leen déglu. nee na da ngeen a wax malade sàngam nu mu demee ma expliqué ko orienté malade bi ñu daal koy toppatoo. en tout cas daal moom na xam ni elle est aimée. waaw moom nit ñi bëgg nañ ko parce que dafa sénégalais trop waaw gars yi dañ ciy sentir seen bopp ci moom ba pare man Ndiaye dama koy dégg muy wax genre ma xaw a voyager loolu ci waxam ji man dama tuxu ci wax ji parce que dama ko yëram man dama ko ñeewantal ni ma ko gisee muy wax nit kese la liñ ko yenn yëpp diis mu baal ñëpp xam nga woyof waxtaan nekk nit kese man vraiment yal na yàlla sàmm ko quoi maa ngi koy ñaan yàlla mu sàmm ko bu baax a baax a baax ak sosal yi mais yooyu moom ak réew mi ànd mais boo ko gisee mu wax rek nga xam kii nit kese la Aba et c'est très important. xam nga ñu ngi lay sosal. di sosal Ndiaye di ma sosal réew mi fii ak sosalun la rek baaxoo. wallaay dëgg la dëgg. waaw fii ak saaga yi tàkkarnaase wu sosalun la rek liggéeyoo. dëgg la de. kii ab livreur la. benn femme bu toog di liggéeyam di daan dooleem di ñafe. jël ko mu koy liggéeyal ñoom ñaar xam naa ne yàgg ñu liggéey ba miinante ba yàgg. mu jox ko 4 millions et quelque xoma daal ni ko demal yóbbul ma ko banque ba. waaje dem Mauritanie di defar kilibam xam nga fële Mali. di fa defar kilibam déglu ndaw si Ndiaye. dem na ak sama xaalis te man damay liggéey kenn liggéeyuma ak banque kenn financé wu ma kenn jàppalewu ma man dong may liggéeyal sama bopp 50 000 laa déparé ba léegi nii. donc maa ngi nii li ma jaayoon depuis octobre ba léegi dama ko doon dajale sama armoire chaque jour ma ne dama koy déposer mais damay naan bàyyi bu mu gën a bari. donc sama vente décembre bi yëpp décembre moom mooy mois wu commerçante yi damay jaay ay cheveux daal affaire yooyu en même temps damay jaay ay nen ak ay ginaar ak ay téléphones yëpp laay jaay donc sama vente yi yëpp décembre bi yëpp laa boole noonu jox ko gardew ma lenn lu dul 150 000 yu ma dese woon waroon ko jox sa envoyé sama yaay moom sax mujj 100 000 rek laa ko mujj yónnee ma di garder 50 000 sama xaalis bi yëpp laa ko jox pour mu déposer ma ko mu daw ak xaalis bi maa ngi nii sama liggéey arrêté na mënatuma continuer mënoo def dara da ngay déposer plainte rek bàyyi leen ñoom ñuy def seen ay recherche man yi tamit mooy loolu da ngay dem si ñoom ñu lay seetal di la wax dugg na fii génn na fii mënoo def dara donc moo tax ma ñëw si yéen comme seen rajo bi xalaas bi ñëpp a koy déglu ñu jàppale ma si ngeen publier ma ko foofu ma jox leen turam ak santam pour képp ku ko gis mu mën ñu si jàppale parce que il faut ñu gis ko ñu recherché ko jàpp ko parce que suñu bàyyee nii rek day yomb mu daw ak sama xaalis di ci dund xaw ma fu mu nekk man sama liggéey tardé aussi c'est vraiment pas juste c'est très injuste. xam naa ne di nga ne lu tax ma jël xaalis bu toll noonu yëpp di ko jox livreur mais c'est parce que dañoo yàgg di liggéey c'est pas la première fois sax ma koy jox xaalis bi mu koy déposer xam nga Dakar moom dafa xat course yu bëri doo ko mën a def mais man ñoom lay liggéeyal même ay or su ma koy jënd sax ñoo ma koy jël benn agence la mais ñi ngi naan man naa porter plainte agence bi mais man tamit agence bi bëgguma ko porter plainte parce que du agence bu mag agence bu ndaw la ki ko moom dafay taaba moom tamit tey liggéey nànk-nànk xam nga su ma ko porter plainte su ma fayee mënuma fay te bu may fay tamit xëy na dina donc kii nii dong lañ mën a porter plainte ñu poursuivre ko wala ñu mën ko jàpp parce que tamit metti na trop si xol waaw maa ngi nii damay liggéey booba tey sama liggéey dafa arrêté xaw ma lu may def xaw ma fu may dem vraiment metti na trop metti na seen waa kër yi ñoom yëg nañ ko seen waa kër yi ñu ngi dëkk Ndiaye Mberes lañ dëkk benn village bu nekk Saint-Louis ñoom tamit yëg nañ ko nee na ñu ngi def li ñu mën pour que mu mën a indi xaalis bi mais man loolu sax gëwuma ko damaa gëm ni kay dañoo nekk di liggéey pour man ñu tëj sama gémmiñ wala ñu seen doom mën a dem ak xaalis parce que tamit dafa yomb muy noonu daal ku ne xam sa doom ngay protéger. kii mooy commerçante bi nga xam ne wax dëgg yàlla 50 000 la démarré di liggéey di dajale mais livreur bi dafa yàgg ak moom dañoo miinante yàgg na ko yónni ay or ak lu ne waaye bii nag du ko yónni mu see xaas bi da nga naan ma ana waa ji. déet bala ñu yegg ci waa ji. waaw femme bi moom loolu la séq ak livreur waa ji. waaw
yónnee ko mu koy dawal ay courses. waaw léegi li ma jaaxal mooy kay nu mu mën a yëkkatee 4 millions di ko jox ab livreur. xam naa da ko wóolu rek. boo xam naa nag livreur yaa ngi yóbbu lépp lool it. waaw ñi ngeen di mais ça dépend aussi ci kii de confiance bi dox seen diggante. waaw léegi waa ji nu mu def 4 millions yi. déglu ko. Antoine nako mu nice. Cool merci beaucoup merci encore une fois nice waa gis nga dafa aare quoi merci beaucoup sama fi laa ko defee Mali laa ko defee Mali en fait actuellement dama koy clip nii sax donc ci laa nekk nii ci tournage bi laa nekk en fait pour clip inchallah yow partagé ko rek son bi na daw quoi na daw na si ñëpp jot Anto na si ñëpp jot waaw na si DJ jot na si animateur yi jot képp koy animateur rek animatrice na si jot inchallah bu clip bi génne dina la ko envoyé en benn parce que dañuy actuellement il faut ñu trouver un village fii nii il faut ñu xool benn village fu ñu mën defee tourner foofu lépp scénario bi actuellement ci diggante xale bu mu bëggoon bu mooy bëgg la quoi en fait xam nga donc ni ma ko gisee ak ni ma ko bëggee ak ba ñu mayee ñu ba mariage bi am ko affaire yooyu yëpp donc loolu moo tax ñu bëgg ko yëpp si benn village pour affaire bi mën a aare quoi. actuellement yàq naa lépp yàq naa ko mais actuellement de toute façon man li may def xam naa ko léegi bu mu yaakaar ni dama jël xaalisam non parce que mi ngi ci moom ma dinaa ko delloo amul benn problème amul solo ci naa la wax nag tey li am actuellement xam fi may te sama tànk moo tax ma def lii li mu bëgg actuellement xaalis moo koy def ku ma ko mënoon ab actuellement doo ma ko jox parce que som boobu mënoo ma ko jox Mbiri Ndiaye dëgg la daf ma jox xaalisam mun ma yóbbu ma ko banque yi tëj mun ma gàddu ko après indi nga sama kër donte gis naa ne xaalis ba actuellement war naa si mën def samay projet donte moom su ma ko abboon dëgg la xaalisam la li may am naa ko ba noppi xaalisam dinaa ko delloo fii lépp loo fi gis actuellement risque la nit boo demul àdduna fii lépp loo fi gis risque da nga dem ak risque sama life dama ko dem ak risque te xam naa actuellement ni mu mel je sais tout xam naa lépp nu mu demee actuellement am na ba pare léegi am na ba pare donc li ma lay expliquer rek mooy bu am dara lu leen jaaxle donc juste xam naa donc yéen a ngi inquiété wu en fait mais ne vous inquiétez pas Mbiri Ndiaye dinaa maay soo sama dàll man dem ba këram jël xaalisam jox ba dollil ko xaalis amul benn solo. sant bi Mbiri Ndiaye la tudd. kii ab sàcc la sàcc. waaw parce que kii dégg naa xaw ma Modou Ndiol la tudd xaw ma. nan Ndiol su Ndiol. mooy waykat bu siiw bi nit ñi xam. waaw mais ba tey du kii. kii xam naa bu waykat bu bees la mais du def carrière moom. ma nga Mali di clip de. kii moom du def carrière moom. ma nga Mali di parce que nga jël xaalis àq. kenn du ko commencé carrière quand même doo commencé sa carrière dugg ci showbiz bi nga xam ne coow kese la. nga jël àq di ko dugal ci biir showbiz bi. doy na waar. ba pare naan est-ce que du stratégie communication. sàcc nga. doy na waar de. clip ba siiw na fi mu nekk nii te génnagul. mais. déet clip ba siiw na te génnagul est-ce que du stratégie communication mais moo kii su ne cëpp aéroport wala. frontière ñu jàpp ko la wax maa koy fay ba tegal ko. est-ce que dina dugg ci dëkk bi. mais nag baan loolu tamit ni Ndiaye wax mën na nekk stratégie parce que américains yi dëgg balaa ñuy def clip muy génn dañuy fekk biir prison. ñu xam ne daal laa koy conseillé ñu génnaat. bu ñu génnee son album bu bees am na benn événement bu ñu ciy teg nu mu tudd ci waay. ban. non comme nga génnee kii rek comme Youssou Ndour doon def jëy stade. waaw kii pour def promotion bi. waaw am na nu ngeen koy woowee yéen kii. showcase wala. waaye yow kii nit la. lan la loolu la noonu. déedéet séance d'écoute. séance d'écoute bi waaw ok na ko defee central. wala rëbës. xaw ma ku fay fekk day yéeme ne. en tout cas tamit femmes yi nañuy bàyyi di denc yenn somme yi ci seen kër yi. waaw soo liggéeyee ba mat 500,000 demal versé ji ko. waaw lu mu banque ya xat-xat demal nga versé ji ko dëkk bi léegi wóolu nit dafa wóorul kan ngay wóolu. sa doom sax yenn saa yi da nga ko jox xaalis mu dem ak moom. banque yooyu sax baan war nañ ci wax man xam lu ma dul mën. dénk la sama xaalis di ko jëlee di rang. waaw loolu it problème la. dénk la sama xaalis moom ko mu leer ma ne man maa ko liggéey. dem di ko jëlee di rang. am na ci banque boo xam ne moom liggéey na système boo xam ne fii nga toog ngay toog dugg ci sa compte retirer li nga bëgg a retirer dem. te li soof ci banque yi foo koy retirer. fii ci da nga koy retirer dugal ko ci yi xew léegi. te li soof ci banque yi Ndiaye. mooy boo yóbbu yenn somme yi ñu xam ne moom ngay indi. kenn du la rangloo. waaw dañ lay wutale buntu bu la jaarale. am na ay buntu nga gisante ak moom mais boo ñëwee ngay jël si somme noo def rek. mais ñaata banque ngay dugg gis fa juróomi guichet. benn cay dox. dëgg la de. ñeneen ñi amul kenn ku fa nekk te duñ la wax lu tax ñëwul. ñu bàyyi xel soo bëggee bàyyi banque ba nag loolu foofu la problème bi ne. nan ñu bàyyi xel de. corona bi daa bëri ci réew mi. c'est que nag problème bi mooy fi metti yëpp moo bëri.
Njaay. ban kii ñaari jabar la am. kon yow da ngaa pare ci clip bi nii. sàcc yi ñëw. da nga pare ci waykat. waykat bi kay duñ ci pare dañ koy xaar mu ñëw rek nañ xaar mu ñëw rek ba mu ñibbisee ak jàmm. affaire bi à suivre waaye kii dafa tëdd di nelaw. xam naa ca ñaareel bala aaye. braqueur yi ñëw dugg ci biir kër gi. mu dew di jëli armam ca aawo ba daa fàtte woon arme ba de néegu aawo ba déglu Njaay. maanaam mbir mi ni mu demee daal suñu këram gi yàgg na lool waaye man ci ay nelaw laa nekkoon bi may yéegee bay jóg nag boobu ñu ngi daaj ci buntu werandaa bi xanaa ko ay côté ñi jàpp heure bi daal ay côté 1h40 1h50 mais man bi ma jógee fekk sama ngànnaay maa ngi ko fa nga fanaan sama néegu aaw bi dama ko fàtte bi may jóg di ko fëgg naa ko am sama ngànnaay te ñoom ñu daaj nañ ba dugg ñu duggee nag sëppaloo ma seen yeete ak seen jaas yi waaye ci laa balisee ñu daaj buntu bi dugg ubbiloo ma coffre-fort bu ndaw bi mu ubbi ko ñu jël caabi ubbi bu ndaw bi bu mag bi waaye la fa nekkoon lépp ñu jël ko daal di génn gaaw dem xam naa daal diiri wuñ fi ay 10 minutes 15 minutes côté yooyu heure yooyu lañ fi def xam naa ne li dugg ci biir bâtiment moom mën nañu mat 10 wala 11 am na ñu nekk ci biti di tiire ay fetal di tiire daal noonu daal la affaire bi demee man noonu la ma dikkee surprise la ma dikkee daal bett na ma lool dëkk Yërmande Dieng région Louga commune rurale Ngën Sarr arrondissement Sakal waaw bi ñu dugg see daal ñu ñëw ci man ñaar ñetti dugg ci biir bâtiment bi 10 ngay estimé 10 11 xam naa ne ci lay toll biti bi nag moom maanaam man xawma fa dara ba léegi xawma ci biti bi dara quoi mais nag ñi leen dégg nee nañ oto lañ yore te am nañu doon tiir ay bal ci biti mais biti bi moom xawma ci dara moom xam naa ne dañuy estimé ci ay 9 10 11 côté yooyu daal. waaw 1 million 9 10 11 côté yooyu la bi ñuy tiiree maanaam bi ñuy génn dañuy tiire maanaam waa nit ñi ak si fekk dem nañ. mi ngi noonu. yóbbu nañ xaalis ba. yóbbu nañ ko pour ay 10 boori 11 millions ci région de Louga bi la. Ndiaye. waaw. xaalis lu mu bari yóbbul banque. waaw moo gën a wóor. moo sécurité moo gën a wóor nag xam nga banque sax tey buñ ko fekkee. jël ko naa rang bàyyi ma rang. ñoom ñoo lay fay. waaw bàyyi ma rang rek. ay yaa ngi dellu ginnaaw di. bàyyi ma rang. waa déet man lu ma jaaxal moom nu mu mën a yoree ngànnaay ba pare. bàyyi ko ci aaw ba dem ci ñaareel ba. non xam naa néegu aaw ba neex rek. mu fàtte non dañuy xaal ban genre yor na ngànnaay. ngànnaay moom réew mi doo ko yor te yoroo këyit. waaw ndax lu mu yor autorisation port d'arme. wala autorisation de détention ngànnaay daal la wax xaw ma ban ngànnaay la yor lay wax. ah mais Ndiaye lépp nag mu ngi ci biir këram. waaw mais bu dee port d'arme moo doo tàggoo ngànnaay. mais ci sa biir kër. mën na ko faa fàtte ak néegu awa beeg néegu waaw ñaareel d'accord bi. mais di port d'arme maanaam fii soo ta jógee ci yow. waaw d'accord booy mais tëdd bu Ndiaye dee détention port d'arme. sooy tëdd da nga koy ngege naa yor. Ndiaye mooy mi ngi xëy na neex. ndax da koo fàtte ca ngege naa. léegi mi ngi c'est nii ça. fi mu ne fetal gi amul lu ko njëriñ. non xam nga aawo yi nag ñoom ñooy booba ba mu ko fi fàttee aawo bi waroon naa am xel mu delloo ko. en tout cas lépp aawo yi la. en tout cas am na awa boo xam ni mu ngi ci ay problème man la borom këram da koo gis mu takk ay or. borom kër gi laaj ko foo jëlee or yi awa bi liggéeyul xëyul gontul. te du génn kër gi. ah te mi ngi ko wax. te problème am na ci kër gi ndake waa ji dafa takk ñaareel bi am complicité ak awo bi lu garaaw complicité boo xam ni awo bi day dawal compréhension fu mu toll ci borom kër gi bu ayee ci moom ne ko noo ki nga takk xale la profité wu leen xale la 2 ans awo bi di may ayam ñaareel bi xale la mu koy may ndake musu koo may ay ndake awo bi heure bu borom kër gi ay see ci moom mu ne ko demal ci ñaareel bi xale la ak yooyu awo bi da koy jox 10 000. comme koy jox. ñaareel bi da koy jaay ay bi 10 000. mu dajale loolu ba mat lu mu jëndee ordre waa ji nag yooyu yëpp mettiwu ko. location daay. li ko metti mooy lu tax moom ñu ko doon jaay moom 10 000 ñaareel loolu moom il faut ma indi ko nee na moom 2 ans ñu koy jaay. ba aaw yi da doon jaay ayam. bien am ay bien moom takk ay orom taxaw ne woo ñaareel bi toog di ko sant di ko gërëm di jaay ji toog di jooy. awa nga ne li yàlla yow baax. non mais kii na sax dafa kii li ko dal tuuti 10 000 yi livraison waroon na cee bokk. à domicile lañ la ko jox kay. Ndiaye lan lay def nii. kii de loolu lay def. ak kii mu li nga liir daal lay def. ma ngi ca kii moom ma ngi ca boppam moom. ay film rek lay seetaan. ba mu amee 12 ans la ko tàmbali seetaan ba ni mu amee nii 25 ans et quelques. film yi nii mbër la woon dem na ba fu mu dem di bëri sax dañ koy daan yu ñaaw. ah waay kii mais luy problème am. kii yàgg naa daan de. day def masturbation. damay dund lu nga xamante ni franchement dafa métti trop rus naa sax ñëw si yéen di ko wax parce
parce que dama nekk benn xale bu nga xamante ni ay 27 ans sax aw ma ko. y a plus de presque 15 ans man daal dama am benn problème sama problème masturbation 14 ans 13 ans wallahi laa commencé man li sama problème mooy film pornographique yi ngeen baam ci kàddu gi loolu rek mooy sama problème depuis bu may nekk booy dama ko doon seetaan tout le temps bu may am 13 ans 14 ans laa commencé gis naan waa lii la affaire yooyu au début boobu xaw ma ko woon du ma toog 2 jours 3 jours te seetaanu ma wala ma fois tout le temps aw ma si arrêt billahi aw ma si arrêt man parfois damay dem toog xool julli ñaan yàlla naan lii yàlla naa ko bàyyi yàlla naa bàyyi film pornographique yi may seetaan chaque jour di wax ni yàlla naa def nii mais parfois mun naa xoolal xeex ak sama lii na bu 1 mois affaire yooyu noonu mais su ma siy ñëwaat du ma xam sax la mu ci ñëwaat day mel ni kuy tux rek wala kuy def leneen naan sàngara affaire yooyu chaque jour mun na wàññi bàyyi na mais suy ñëwaat doo xam man loolu moom mu dal franchement jaaxle naa trop bu ma deful dara su ma wéetee sama nekk rek sama xel si loolu lay nekk damay toog di ko seetaan jippi sama bopp ne ma lan moo tax may def lu salte lii bu fi muy pornographique yi amul benn njëriñ yi rek toog de suba benn jour def ko plus de 2 fois wala 3 fois benn jour dafa dem ba benn essence sax benn force physique amatuma ko dafa dem ba mun naa football samay morom affaire yi te man amoon naa talent football rek laay def mais damay jékki-jékki rek du ma xam sax lan la soxna ci biir terrain affaire yi noonu sport sax dama dul am envie sax defati sport du ma am envie defati sport bëre rek laa doon def tamit bëre mais day dem ba nga xamante ni sama morom sax suñu bëri ñoom diñu jékki-jékki daan ma daan yu bon yu ñaaw nga xamante ni damay dem ba tig rek ko sax moo tax may tig naan man su ma demoon sax léegi ba takku soxna léegi ça veut dire que sama jabar du ma ko mënal dara daf may traumatiser bu baax a baax maa ngi leen di ñaan ngeen wax ma la moo si solution nga xamante ni lii dina mën a tax ma bàyyi ko ba mu jeex takk wallaay sonn naa trop dafa dem ba même site am na benn site boo xam ne mu laa doon dugg dafa dem ba nga xamante ni site boobu sax ma demee bu dugg foofu bépp vidéo bu ma ñëw bu ma seetaan dama naa li seetaanoon naa ko dama ko seetaan naa rek te xoolal yow vidéo yi ni ñuy bëri si site yi day dem ba vidéo bu ma dugg rek dama naa noonu li seetaan naa xaaral ma seetaanaat ko rek jaxle naa trop bu doon lii nii xam naa ne lii may def nii baaxul ci santé mais damay dem ba xam ne léegi dama fragile boobu dox sax léegi mënutuma ko léegi damay teel sax génn suñu kër parce que xam naa su ma doxee tuuti damay sonn. day na waar de aba dégg nga kii nag moom dégg nga ku mu bëreel ñu daan ko nee na ay daan yu ñaaw lañ koy daan ndax yooyu muy seetaan moom kay yàgg naa daanu moom su dee affaire kii la moom waaw yàgg na ci mais man li ma caaxal mooy dafay seetaan nee na dafa wër ba film yi fi ñu toll nii mën a tudd seetaan benn bu bees bu ñëw rek fekkoon mu seetaan koo pare man de mos naa toog ak sama benn grand fille hors classe bi quoi xam nga bu ñu nekkee ci classe bi moom dañuy wax affaire professionnelle ak yooyu mais hors classe bi toog naa fii ak sama benn grand xoolal kii nee na 13 ans la am président de la République président du côté européen Colobane Sandaga rue Sanzor rue président de la République Hannibal la République muy résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama dépale bi xaw naa yàgg la mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat fi nu xaarin ba xam kii woote bëgg a jot président de la République ko kala war doon fan lay woote salaamaaleykum allo ba maaleykum salaam sëñ bi na nga def sant yàlla ba joxal tur beeg sant beeg fi ngay woote Moussa Diop ancien directeur Dakar Dem Dikk. Moussa Diop Moussa na nga def. Ça va bien, vous allez bien? Diop lu waral sa woote ci palais ci waxtu je vais avoir le président de la République. Le président est un peu occupé. Ah ok. À qui pourrais-je donner mon message pour qu'il le transmette? Kan moo la wuyu. Mais monsieur Sow, n'est-ce pas c'est monsieur Sow? Non dama lay wax rek. Mais monsieur Sow comment peux-tu naka ngay tontu ni kuy woote ci biir palais bi? Mani Diop. Non monsieur Sow am na yoo xamante ni ñàkk kersa la quoi. Su fekkee dañ la jox sama tour ne la bu ma woote ci biir palais bi. Mani di ma tontu ñàkk fayda yii loolu baaxul. Mani ndax yaa ngi may dégg. Non maa ngi lay dégg à 100%. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. boo amee looy wax nga wax ko mu gaaw. non ni ngay waxee baaxul. parce que palais bi su fekkee dafa am leneen looy liggéey nga wax ko. mais naka la nit di woote nga di ko précipité comme ça non. waaw bul fàtte ne yaa fi waxoon autoroute Ila Touba bi dañ ko waroon def Ila Fouta. loolu sa yoon nekku ci la passé c'est le passé il faut pour ma fàttali la ko rek non attends il faut am nga looy wax laa moo looy wax. am na lu may wax moo tax may woote fii. wax ko gaaw. Macky Sall bu ñëwee ne ko à part bu la dàq ci foofu ba pare na la dàq ba pare sama première chose loolu la ñaareel ba mooy nit ki boo fekkee na nga ko dàq ci place am liggéey la toog
va dàq bu ko dàq sans droit loolu du mënut a dox. qu'il me paye mes indemnités. quelle indemnité qu'il me paye mon argent. tu n'as benn indemnité. yow lu ci sa yoon yow. man waxuma yow dama la yóbbante rek. qu'il me paye mes indemnités. loolu mooy la d'ailleurs commencé naa sonn ah c'est pas normal ça. xale yi pour ñu am lu ñu kuusoo sax damay mujjee génn ci woo sama xarit yi pour ñu jox ma 200 pour ma jëndul kuusu xale yeeg yooyu. kon toll nga foofu. café yi stig yi sax pour ma am ko damay mujj woo sama xarit yi pour ñu jëndal ma ay café. kon toll nga foofu. non mais bien sûr. qui me paie mes indemnités. baax na am réew. dama ne c'est pas normal. parce que comment peut-on. depuis 2 ans ma liggéey je travaille avec lui il faut me ruiner. nit buñ la tegee ci place da nga fay def lu rafet wax fa lu rafet. ngir boo fa jugee. qui me paie mes indemnités. man ay jooy heure bi talu ma ko de wuyu ma Diop. Diop wuyu ma. waa léegi votre correspondant peut-être c'est pour le moment ba après ultérieurement léegi coupé naa la. décroche fi nekk. je dans le job yéen.